mais dama ne CUDIS ci wàllu boppam bi mu bëggee problème bi réglé wu xalif général des Mourides Tidiane Laayeen Xaadir ñoo yónni seeni porte-parole lu gën a légitime loolu li Ousmane Sonko wax dafay dëgg dane xalif bi bu joxee kàddu bu sëñ Bass Abdou Khadre ñëwee sëñ Mansour Sy Dabakh ni mu ko ñëwee woon keroog les porte-parole man dama waxoon ni bi xale bi kii bi paree mois de mars bi pare dañu waroon def les porte-parole officiels ñu institutionnaliser xalif généraux yi ñu utal leen statut parce que suñu dañu am benn pouvoir ñoom it bu ñu am mais fii Sénégal bu ñu la at tooñee ñoom bu ñu leen tooñee amuñu fu ñu mën a basé wu. parce que président ba muy falu la waxoon ni dinañ nekk citoyen comme ñëpp. loolu nag yàlla atte ko ba bi mu làkkatoo palais ba làkkatu ministre yi làkkatu ñëpp làkkatu sëñ Mountakha moo réglé situation bi ak Serigne Mbaye Sy Mansour bi ñëpp dawee ba ñi woote woon coow li sax ñoom daw ñaani njekk parce que dañuy bëldeewu rek parfois di wane ni ñoom ñoo njëkk a tiit daw parce que xale yi génn ci kër gi ñoom xamuñu leen maîtriser wuñ leen ñoom ñi ngi woon ci point de presse yeeg rajo yeeg Facebook yeeg réseaux sociaux yi booy xiif yi booy jàngiwul woon booy abri provisoire yi matul booy amul table banc booy yi nga xam ne ni jàngi jiwuñ woon booy ne woon ci géej gi ñoo génn Covid bi am mënatuñ jënd nambe ci mbedd bi mënatuñ jënd fonde booy luyaas bi sonal seen parents yi ñuy fanaan guddi di awante booy yooyu ñoo gis occasion bi génn bi ñu génnee li ñu njëkk a def mooy dañoo dem fi ñuy lekkee ñoom bi ñu génnee dawuñu de xam nga ñun bu ñu daan marché dañuy dem ci institution yi di wane ay këyit mais ñoom dañoo génn rek dem ci Auchan profité ci ñenn ñi def seen job ñoom ci seen bopp bi ñuy def ne libéré nañ Ousmane ngoon gi am na booy continuer nañu léegi dafa nekk sax booy organiser dara jaay dañuy yàkkamti pour mën a régler seen situation parce que agresseurs yi léegi ñu ngi bëccëg dañ lay agressé di këf say mbir ak yooyu ñooñu ñoo génn wane ni diggante benn 20 ans booy jàngaluñu leen yaruñu leen amuñu kër amatuñu cellule familiale ñu génnee benn chiffre ne prostitution bi dépassé na 50 bi ñi amuñu carte ñi nangam naa ñu toogaat ba mu yàgg génn wan la ne la divorce bi dépassé nañ ñu génn ne la ay mères célibataires ñoo fi ay papa yu am 16 ans 18 ans ay booy yoo xam ne maguñu seen papa li mu leen magee bariwul donc moo am fii Sénégal amatuñu kilifa dëkk bi amatul bàjjen amatul nijaay amatul dara loolu moo éclaté wu mu nekk crise bi mu nekkee crise nag opposition pouvoir chef religieux ñëpp ñoo ci waroon jàngat bi mu amee citoyen ordinaire bi feeñ na boobu ci ndigal la ñu tënku sens bi ñu am mooy lu ñu nekk ay nit yu tënku ci ndigal boobu yëg nañu ni nekkate ñii duñu citoyen ordinaire citoyen extraordinaire la ñii ay citoyen spécial lañ léegi nag est-ce que du jot ñu utal leen seeni statut utal leen code bu leen di organiser bi ñu nee médiature de la République ma ne la médiature de la République dafa war a soppi doxalin parce que Alioune Badara Cissé ba mu fa toogee amul moyen yu mat faydaaluñ ko lijjanti luñ ko boo fa yóbbee Demba Kandji day continuer di nelaw est-ce que du ñu fexe médiature de la République ñu réformer ko les porte-parole religieux ñu di jouer des rôles de médiation et d'alerte parce que keroog bi porte-parole kër yëpp toogee ne kilifa yi dañoo ñu yónni jël nañ ki gën a mag mu joxal ñu suñu kàddu loolu ba mu amee loolu leer na après bu ñu bëggaatee wax jàmm kilifa yooyu ñooy dajewaat muy les kilifa mais CUDIS ne cadre islamique religieux ana église bi moi je préfère cadre religieux que CUDIS que CUDIS. Oui, parce que l'église a toujours pris ses responsabilités fii au Sénégal depuis 1968 que même CUDIS ñoom ñi ngi pour lu xew parrainage dañuy bind état bi ne ko lii ak lii pavé mais ñoom bu ñu génnee mais cadre bi ñan ñoo fa nekk Cheikh Gueye Enda la nekk Safiatou Diop Sigil Jigéen Adama Sow ñoo loolee cadre unité de l'islam AIS génn mais dama la wax ñoom imam yi ñaata association ulema ñoo am ñaata daayira ñoo am problème jàmm li l'islam yi Cheikh Omar di dóor fii ku baax ki ala mbuub wax fële mbuub di am tënku ci mouridisme Cheikh Omar famille tënkuwul ci ay tere wahhabisme bu génn fee ñoom cadre boobu li ñu war a régler mooy d'abord comment unifier les organisations religieuses est-ce que yow da ngay léegi loolu laa la moom mooy njëkk xam nga bu ñu unifier toutes les organisations religieuses ba ñu nekk benn parce que dialogue islamo-chrétien yàlla dafa ñu may sens depuis ci Yacine Thiandoum ak Seydou Nourou Tall ba fi ñu denc Seydou Nourou Tall relation moo ko indi foo dem ci famille da ngay gis kii day nekk lii kii nekk lii kooku réglé nañ ko ba pare dañuy sëyante sax ci suñu biir loolu mooy le problème léegi nag bu ñu yegsee ñoom CUDIS yegsi ne dañuy def charte yow ngay def charte boo xam ne yow miy def charte société civile bi nga considéré sa bopp amuñu charte Sénégal kenn xamul kuy société civile bi CUDIS boobu suba ñu ne la aussi waa financé ne ñu ngi organiser seen benn kii sur la paix nangam naa Cheikh Abdou Al Amin am na légitimité am na crédibilité c'est un homme religieux nit ku baax ku investir baayam nekkoon fi kilifa gu baax mais dafa amoon conseil supérieur kilifa yi dirigé ko ñoom bu ñu yegsee ñëw ne dañuy dox tànk jàmm fan pourquoi ñu dem cibler politique yi
ñu dem ci ñeneen. parce que ñoom jàpp nañ ni. les politiques sont 1%. parce que jàpp nañ violence bi mois de mars jàngal na leen. mais c'est parce que li ma la wax mooy parfois gars yi war nga gis nga bi affaire Miss yi amee rek gis nga ay femmes si yëpp génn. waaw bu Oranger le monde ñu ngi def 16 mois d'activisme boo xam ne da ngay toog rek woo benn nit mu photo mais jigéen ñi tëdd ci mbedd mi nii ak xale yi taxawaalu amuñu fuñ fanaan nga fekk leen nii ci benn ku toog teg ñetti doomam yu jigéen ñuy ñaanaatu est-ce que déranger na leen kooku est-ce que problème da nga koy régler ci ay Oranger ak ay photo ak ay yooyu c'est que quand je parle de des ONG et des organisations bourgeoises yi nga xam ne problème yooyu la ñu am da ngay dem dëkk boo xam ne ni maternité amu fa nga am dëkk boo xam ne ni amuñu extrait de naissance victime première mooy li ma wax balaa ñuy naan dañuy mettre nit ki à l'abri ba nga xam ni doo ko fa mën a fekk di ko sàmm mais ki nga bàyyi ci mbedd bi noo xale bu ndaw ñu koy jaayloo te du yoon nga jël xale yu ndaw ibbi ay salon de massage teg fii ñii dem ci ay élections ñii dem ci ay film yi kenn du xamul bu ñu wootee ay kii loolu boo ko réglé wul ba pare yow bu ñu nee problème dëgg na ci kii nga taxaw ci rajo yi ONIFEM ñëw ONIFAM ñëw bàyyi say jigéen yoo xam ne seen yaay yi dañu am problème ménage loolu laa wax CUDIS aussi dama wax ni bi ñu wootee Cheikh Tidiane Alem ba ma ko seetijee dama ne ko première cible bi ñu war a njëkk a seet bu ñuy dox jàmm mooy la presse SYNPICS CORED convention jeune reporter ñi nga xam ni ñoom ñooy relayer cette violence verbale ñu waxtaan ñoom ci seen wàllu bopp ñooy décider ne jàmm day am dootuñu tàllalati micro kuy def violence la gisoo ñoom Walfadjri Moustapha Diop bi ñu demee jox leen micro Gaston censuré wuñu loolu c'est yooyu gis nga violence physique tey Ismaïla Madior Fall wootewul ne dafay defar encadrement texte yi kan la ci woo na presse bi invité leen ci woo na chef religieux yi nga xam ne ñoom ñoo ko njëkk a ñaxtu pourtant mu ngi tëju ci rukkam après day ñëw imposer ñu benn affaire y a pas de démarche participative ëllëg mën na jur violence ci texte yi ni ñu ko jëlee parce que ñooñu ñooy tëju ne constitution bii nii war ko bind mu leer nii ñu bindee ko noonu bindee ko neneen noo xam ne nu leen neex ñu liiree ko ñooñu bu ñu leen joxaatee dossier mu concerné ñu ñun ñëpp est-ce que impliqué nañ ñu si donc société civile bu démissionné bu jëlul ay responsabilités moo am léegi CUDIS mission première am bu ñu demoon tey ne milieu universitaire bi nga xam ne fa la ñëpp di dugg dañ fa war a jàng nañu dem seeti ji milieu universitaire seeti ji UMS seeti ji barreau bi nga xam ne justice bu doxee jàmm am université bu doxee ñuy jàngale dem xool syndicat yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp léegi adhérents yi syndicat yi nga xam ne ñii G7 ñii génn nañu fee benn syndicaliste ngi fi moom Dame Mbodj fii façon boobu bari fi autoproclamé wu léegi maintenant lu kenn xamul imam yi loolu la ñu wax ni suñu régler problème syndicat yi dem ne université balaa ngeen di tabax ay place yu rafet fexe leen ba bourse yi di mat parce que ki xiif du gis fexe leen ba ngeen defar université Amadou Mahtar boobu mu pare ba ëllëg du ñu dem di jëli ji ay xoolal li xew ci stade bi ñuy tabax nii ñi koy tabax dañuy dàq booy ñi fa nekk di leen exploiter mu mel ni kii moom esclavage moo fa am te kenn ñemewul wax ingénieurs yi ñoo jógee fële ñëw bu ñu préparé woon suñuy ingénieur fii polytechnique bi Covid bi ñëwee est-ce que dinañ am problème carte d'identité dem di ko jëli ji bitim réew mais bu ñu fexee ba université bi ñu indiwaat l'excellence jàngalewaat ñu fexe ba milieu de l'éducation grève du amati seeti ji syndicat yi ba nga xam ne kenn du jaarati ci syndicat yi pour bloquer le système loolu mooy travail bi en amont politiciens yi bari wuñu matuñu 1%. ñoom ci seen wàllu bopp buñ ñoom am nañ fi kàddu quand même parce que gis nañ fu ñu wootee tamit la jeunesse génn non xam nga li ma la wax mais mën nañ jël exemple l'opposition tey di fu ñu wootee marche wala benn parti ci organisation yi dañuy génn te loolu gis nañ dañuy mobiliser Barthélémy Dias bu muy génn barki Demba Ndiaye takk der yi génn nañ takk der yi fan la jógee ci côté pouvoir bi opposition bi seen clientèle politique loolu violence seen clientèle politique la ñuy mobiliser lu tax bu ñu leen fale nga gis doo gis nit dina la saaga ndax diw waaw boo tëddee sa kër di nelaw ñu jox la salaire te doo xëy mais xam nga yooyu yëpp c'est des problèmes yoo xam ne gis nga tey code consensuel Kéba Mbaye ay nit société civile yu mag ñoo taxawoon régler ko ba problème amu ci mais si toute la société civile daje nañu ne ñan ñooy nekk société civile seen statut lan la ONG yi lan la seen liggéey lan la fan mooy seen financement ñun bu ñu tëjoo toog ak cadre religieux yëpp ak église bi toog ak syndicats yi toog ak patronat yi toog ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci enseignement supérieur yi loolooy Sénégal ñun ñi nga xam ne faruñu fenn ñu doon des acteurs presse bi nga xam ne moom aussi problème am na ko parce que ci milieu am na ñu dugg di ko yàq am na ñu créer seeni site ñoo xam ne bu ñu demee lu leen neex la ñuy poser lu leen neex la ñuy génnee te bu ñuy wax dañ naan presse bi yëpp ñu dajee ñoom ci seen biir comme ni ko waa ji di defee patron presse yi tamit taxaw daje ni ñuy noggatoo seen journalistes yeeg presse ñu réglé ko bu ñu waxtaanee ci suñu biir dem tënk ko
xalif général yëpp waxtaan ci d'accord ci bu ñu nee lii la ñu tënk comme code Sénégal bu li jotee dafay jaar yoon mais bu dee ku nekk sa notoriété bopp nga bëgg génn dem seeti ji fële suba benn groupe seeti ji fële benn charte de bonne charte bii di fondamentale de la nation mooy constitution la gars yi dul respecté ñi koy diriger waxatuma la ak charte boo xam ne ni valeur kii rek la am te opposition bi ñuy seeti charte yi ñu li mës a am yëpp ñoom seen wàll boobu kenn respecté wu ko ña nga commencé sa M23 ku signé doo dem charte bi suñu ko respecté maa ngi ko wattu Sénégal charte ba respecté wuñ ko yéeyu bi charte ba gis nga la fa mujjee ci problème ñoom kii ñoom bu xamuñu charte kon charte bi daal da nga jàpp ne non xam nga projet de charte dama la wax ne jàpp ne li nga fi wax yëpp buñ ko waxee moom laa la dama ne la woon ñoom xam nañu ñuy régler problème bi waaw président mi ci mooy joxe lépp kàddoom dama la wax ne la non président occasion la woon pour mu waxaale ci dossier Khalifa Sall ak Karim Wade mais loolu déjà mënuñu ko jàppee lu ñu rafetlu parce que mais ndéggu li ma la wax mais xam nga ñu ngi nekk ci en pleine kii boo wootee opposition bu dajaloo fële ne commencé waxtaan boo nee am na ci Khalifa Sall mais kon calcul yi day changé ñi concentré wu ci Ousmane Sonko te bokk ci Khalifa dañuy xoolaat seen toogaay dañuy politique gars yi tasaare daal mais déggoo li ma la ñoom ñi dem toog fekk président de la république ñu tànn ci loolu comme information génnee ko waaw mais noonu lay dem bu mu la bett nga toog ba mu yàgg jékki-jékki gis Karim yegg si chambouler l'opposition diviser pour dil la nga ko waaw jàppee mais déggoo li ma la du dil ñun ñoo leen seetaan les hommes politiques ñu jël ñu en otage am seeni média am seeni presse am seeni chroniqueur am seeni plateau léegi yu bees tàkk ci télé yi bërki démb dàq dañ ma dee média ci buntu bi seen TV pour avoir dire dans la démocratie li ma xalaat ci Ousmane si seen TV ci affaire impôt yi ay journalistes yoo xam ni dañu jaawale seen bopp géwélu patron de presse bi mel ni amuñu diplôme nga xam ni bu baaxul fii nga dem fële nga xam ne yow charte la fa teg yow code du travail la fa teg mais déedéet yow waa ji ngay lijjanti moo rafet mbubb bu ñu ñi kenn dafa comprendre. est-ce que nekkul da nga leen offensé quelque non part man déggul ma seen raison non dans les normes man pourquoi li tax man waa Walfadjri ñi bëgguñu ma invité parce que quand je dis à Moustapha Diop li ngeen di def télé ba jaarul yoon bu ñoom gars yi taxaw mais buñ bëggoon dañ ma invité foofu ma toog wax ko fa bu ma waxee Bougane ñu bëgg a doon président de la République ci démocratie ak liberté ma dem wax dara mu jëm ci maison am te jëlagul pouvoir bu ma waxee dara ci Ousmane Sonko ay njabootam saaga ma ñooñu bu ñu jëlee pouvoir fu ñu jëm est-ce que duñ ma indil police wala est-ce que duñ ma yóbbu mais est-ce que amu nag du yaay problème moom laa lay wax boo demee ba moom laa lay wax xibaar yi dàq la seen kër non non xam nga dafa amatul ay waaw tas déglu ma la yow xam nga bi nga ma xàmmee da nga ne ci Khalifa laa la xàmmee yow fii nga ma xàmmee dafa am taskatu xibaar yoo xam ne ñoo remplacé journalu parti politique yi xam nga bu njëkk da daan am journalu parti politique bu tudd ay soppi fii tudd jaxaay tudd nangam moom parti bi da koy génnee parce que c'est la communication mais léegi soxlaatuñ ko mbir mi soppeeku léegi journalistes yi nekk ci seen biir mais boo demee fële Pape Alé Niang day toog ne dañuy bëgg a rey nangam benn nit moom kase mooy toog ci micro am ak table am ñu ne ñooy doon gis naa convention des jeunes reporters sargal mag ñëpp gisuma ci amee war na seetaat boppam doyen yi la ñuy sargal doyen ñu mais yii doyen la mais mun na mais bokkut ak non mais bi ma gisee liste bi non xaj na ci mais âge non âge amul lim jamono ji ñu toog parcours am man bi may nekk xale laa doon dégg man bi fii nii la ku nekk ak sa waxtu non du ay waxtu dafa yàq milieu bi moom ak Moustapha dañuy yàq milieu bi ñoom Serigne Saliou dañuy yàq milieu bi milieu presse dañ ko gëm ñun parce que la presse nous a donné de grands hommes soo ko gëmoon doo wax li ngay wax. parce que si dama ko gëm ba gëm ni parce que buñ ko yàqee parce que ndaw ñi ngay wax ci seen bopp ñoom am na fu ñu teg ñooñu te am na aussi loolu xam nga ndaw ñooñu ñoom bu ñu leen di nokkate seen biir kër yi amul syndicat seen patron yi di leen noonu ñemewuñ ko parce que poste ak kii moo leen fa intéressé donc ndaw ñooñu ñoom ci seen wàllu bopp man taxuñ ñooy wax dama gis affiche rek ma commande mais yéen est-ce que du ngeen parce que directeur publication code correct boo xam ne ni buñ ko doolelee mu mën a di def les sanctions nga xam ni bu fa yeggee correct da ngi amul xaalis amul moyen bu sanctionné sax gars yi duñ ko publier loolu ñëpp a nekk en menace ñi nga xam ne mooy seen tribunal des pairs correct kat lu mu def dañ koy déggoo ma la dama ne la am na ñoom dañ koy défier ne la du am loolu laa dama ne la ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci foofu ci seen wàllu bopp tribunal des pairs moom déggoo ma dama ne la correct maa def ak ñoom débat waayu correct bi kay moo wax loolu ba ma ne ko fu ma demati dinaa porter seen plaidoyer ki fa toog mais dama ne ki fa newoon ko Diatou Cissé Badiane toog nañu Diatou Cissé Badiane toog nañu dans les maisons directeur publication lii la war a am directeur programme lii la war a nekk ci profilage kër gi dafa war a am
desk dafa war a am rédacteur mu am rédaction ni ko Babacar Touré waxee mais ay coordonnateurs yu bees lañ créé multitude émission yu kenn amatul encadrement yéen ñiy génn di dem boo organiser dara bu la nit ñi wëree di la laaj ko di dem sa yaram daw est-ce que ñu ngi leen di jox paas Sénégal gis naa oto yu rafet seen journalistes yeeg yooyu bu ñu ñëwee jël gis naa loolu moom buñ fu ñu yegg si da ngay xam ni yegg si nañu macha allah loolu yàlla na jëm kanam mais da ngay gis journalistes yu pare yoo xam ni bu manifestation amee yow mi doon organiser manifestation wax naa laaj naa leen ko keroog ci débat bi ne leen ndax code de la presse dafa am pédium obligatoire nga gis xaaju émission yëpp dañ koy jaay ci télé bi commercialisé ba président de la république waaw ba président de la république sax bu ko neexee mu jël 31 décembre télé yëpp jënd ko nga gis RTS bi war a jël publicité di jël suñu redevance di xëccoo gaay publicité nga gis RTS bi nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu télé du couvrir lu dul pouvoir bi mais loolu laa la wax ne la loolu noonu yëpp nga xam dama wax ni milieu bi bu ñu ko réglé xam nga tey bu ñu réglé affaire ba contenu yi subvention bi di jóge ci état bi ñuy dagg nit ñi des taxes yoo xam ni presse dafa bokk ci éducation presse dafa bokk ci formation presse dafa bokk ci stabilité presse aussi dafa bokk sax ci liy organiser démocratie parce que moo fi indi ay alternance presse bi moo fi réglé problème yooyu mais lii am sax ci wenn boobu sagalatul presse bi tey dañoo carte nationale de la presse waa ji dañu on a rejeté combien de cartes mais école yooyu ñan ñoo ko moom s'il y a des écoles yu état bi bàyyi ñuy former des journalistes yoo xam ne ni tey bu ñu ñëwee génn dañoo yóbbu seen carte ñu éliminer ko école yooyu war nañ leen bàyyeeti ñu continuer dem fonds boobu d'appui à la presse boobu noonu déggoo parfois ñu wax ba jiñ ci ay ñoom maam góor ak ñu kenn xamul woon yenn sites yi nga gis benn site boo xam ne li mu yor ci employé li muy créer ak site yi muy def ay rubrique éducation ak santé continue noonu la ñu waroon xool nekk journal bi kat dafay def ay fautes donc ci Kikette aide bi mën nañ ko fa sanctionner journal bi kat contenu dafa bari programme éducation dafa bari programme santé ñu yokkal ko benn moment lu mel ni RTS maison de la presse lu mel ni loolu nga xam ne bu CESTI génnee ñu fa yóbbu fa pour public bi ku soxla boo amul moyen ñu jox la ay journalistes comme ni ñu ko daan defee ñu jël des professionnels yu génn ci média bi ñun ñëpp ko bokk ku soxla bu ñu la mënul jox moyen ñu jox la ay professionnels yoo xam ne formé nañ leen defar des écoles de communication comme si ici privé la ni mu amee CESTI ñu jéem ko gën a yaatal formé waat ba formé ñi nga xam ne dans les écoles si biir lañ ñëw rek jàng mënee ko ci kër gi ñu utal leen des rubriques formé leen ba pare imposer leen de kër bu nekk am desk religieux am desk diplomatie am desk politique juridique. problème boobu pour mu solutionner wu code de la presse bu ñëwee dina génne. moo tax nag benn moment nag laa wax plus ak ñun ak ñëpp dañu waroon wax gars yi que nañu dem jàppale suñu mbokk parce que damay gis manifestation dafay am journaliste bi politique yi ne la ñun bu ñu wax ñooy organiser seen camp communication rejeter leen jànni leen parfois seeni militants dugg ñu protéger leen bàyyi leen fa su ngeen amul ñu leen indi. keroog ba fi journaliste yi nga gis journaliste yi daanu ci kaw télé. bañ fi wootee gisuñu kenn yéen sax. bi ñu toolee ñu gis journaliste yi ñu ne lu tax ñëwuñu di leen saaga bi ngeen génnee bële passé ñu leen di gërëm mais il faut que ñu protéger leen il faut que aussi ñu dooleel métier bi ba nga xam ne ku seetaan sa doom bu toogee di seetaan télé comme ni mu amee woon ay génie en herbe comme ni mu amee woon ñu dooleel télé bi ba nga xam ne ak rajo bi ak site d'information yi ba nga sa doom sax bu ci duggee di seetaan ñu fexe ba réseaux sociaux yi balaa ñu koy réguler bu ñu fexe ba léegi ñi toog ci net bi rek nga xam ne fa la ñuy jëlee information benn dof mooy def vidéo fële nga jël ko yow def ko source bind ko ñenn dañuy seetaan télé rek émission dagg rek jël lii Sénégal moo koy wax fii rek benn site benn nit moo fay toog ak rajoom ci saalam rek teg nga gis téeméeri site dem tiim benn Iran mu tàllal ko micro mu wax ju rëy kenn du ko censurer benn Abou Diallo yeewu rek déclaré boppam chroniqueur di wër ci télé yi ñu koy jël di nangam loolu la ñu war a wax te gis nga bu ñu réglé loolu rek parce que ñëpp a leen soxla vous êtes incontournable président de la république seen wàllu ko sax pour que seen bilan pour que seen activité jàll yéen la tey bu presse amoon doole mën a xëy grève ne dootuñu waxati wala dootuñu wane rek situation bi réglé mais dans la wax ni métier boobu ci wàllu boppam la ñu war a njëkk a ñëw daal ku ñëw da ngay wax presse mooy quatrième pouvoir dinañu fexe ba ñëw mais état sax dafa ragal presse bu normal mais li xew RTS rek c'est inadmissible RTS un maire bu nekk foofu di campagne yi parfois nga gis RTS da koy defal la part belle nga gis ci biir RTS kenn ñemewul wax te mooy télé publique man damay gis match Sénégal RTS ndam la ci moom mu jël match Sénégal exclusivité nga ne équipe nationale te nga bëgg harmonie yow da nga waroon fexe ba RTS lépp lu jëm ci national loolu bu yegsee nga bàyyi ñëpp ñu jël ko en exclusivité ñëpp waneendoo ko mais loolu c'est dangereux RTS jënd journal dafa am vocation commerciale publicité du ko lii parce que redevance lay jël
RTS dans les normes ba pare ñu fay ARTP Sonatel société yooyu ñuy jël ci seen ñoom ay taxes di ko yokkee ci fonds appui pour le développement de la presse ñu fexe ba milliers yëpp nga xam ne dafay am kii yóbbu ci fonds bu d'appui boobu ba nga xam ni nos journalistes on peut les prendre ici yóbbu leen former leen ci terrorisme ñu jël suñuy journalistes experts mais ay doyens yoo xam ne aussi ñoom ñooy toog ci plateau yi léegi di ko xëccoog xale yi ay doyens ñooy créer ay rubrique journal léegi di ko jaay kii di lay wax man am naa émission kii benn face à face bi ñi temps lay jar ku am 1 milliard 1 million nekk fi lu la nekk